xaw ma alkaati ngeen xaw ma gendarme ngeen xaw ma lu ngeen doon. Je crois que Abdoulaye Wade a tendance à s'amuser avec des choses qui sont importantes. Vous avez constaté qu'à la place des militants, nous sommes tombés sur un rideau de force de sécurité. am nga droit fayu ci fekk ku la door am nga droit fayu. Bara Gaye moom moo jiite ndaw yi parti démocratique sénégalais yi tey moom la ñuy recevoir ci seen émission Faram Facce monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pam Ngagne. Bara Gaye ñu bari dañ ko jàppee wàcc bees ci PDS ba bi nga xamee ni am na poste bi tey jiite ndaw ñi ñu ŋàññi ko gis ni daal wàcc bees la bu ñëw jiite leen lan nga mën a tontu ci kàddu yooyu nga xam ni ñu bari dañ la jàppee wàcc bees. waaw jërëjëf Pam Ngagne may ma d'abord mo gërëm la bu baax a baax ci invitation bi nga ma invité ci émission bi di nuyu aussi téléspectatrices ak téléspectateurs yu TFM di nuyu askanu Sénégal di ndokkeel sunu mbokku chrétiens yi ci Noël gi ñu génn di ndokkeel aussi bu baax a baax sunu mbokku murit yi ci màggal gu mag gi ñu jëm alors di profiter ci occasion bi di remercier bu baax a baax président de la République maître Abdoulaye Wade ndax doléance boo xamante ni ci Senghor la woon moom la ñëw opérationnaliser ko c'est-à-dire muy màggal gi comme jour férié. C'est vrai di nga am temps bi bu ma ñëwee ci question bi nga ma posé mu doon question bu ma neex c'est vrai que bi ñuy def sunu élection UJTL yi amoon na bruit bu bëree bëri mais yàlla dogal na aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi xam nañ ni mu demee loolu aussi dañuy delloo mbattu ca ndaa la c'est-à-dire dañuy gërëm frère secrétaire général national ndax moom bi kilifa yu bëri ci parti bi naan ko bàyyil renouvellement yi ndax jeunesse bi dañoo nar a diviser wu seen biir ci la gëm ni bu renouveler wul jeunesse bi wóorul ñuy dem ak loolu en 2012 ku ne gis na effervescence bi nga xamante ni moo am temps yi ci jeunesse politique gu parti démocratique sénégalais et li may tontu ci question bi ngay wax rek même su fekkente ni waxoon nañ ni wàcc bees laa du ñu mën mission bi ñu dénk xañ na tey am nañu raison ci ñu bëree bëri ndax li nga xamante ni moom la ñuy liggéey responsable parti bi ñu ci bëri satisfaire nañ ci li nga xamante ni moom la ñuy liggéey frère secrétaire général national satisfaire na ci donc du ñu bañ mukk ñu sédd ñu ci gaal xoj mais dañuy fexe ñu bañ mais question bi man dama doon xaar réponse bi nga ni ma non ñiy wax wàcc bees laa man fii laa tàmbalee fii laa jógee fii laa jaax ci parti bi pour man réponse boobu laa doon xaar mais du réponse su par exemple situation bi wala nomination bi géré loolu aussi dañ ko waxati ko ba nekkatul actualité ndax yow bi waaw bi ñu ma faleeg léegi am na lu toll ci juróom-benn weer ak lu topp donc loolu moo tax j'estime que nekkatul actualité mais ku ne xam na ni parti démocratique sénégalais dañu ko gëm bu yàgg bokkoon ci ndaw ñi nga xamante ni dañ daan wax Wade au palais en 2000 ou bien dootuñu dellu ci classe yi instant boobu fekkoon nañu nekk ay ndaw yu def classe su terminale yàlla dogal aussi bi Abdoulaye Wade jëlee ci yan année exactement année 2000 j'étais élève au lycée Demba Diop de Mbour bokkoon kon ñu wax wàcc bees nga am nañu raison de 2000 nga ma wax année c'est tout à fait normal année 2000 ñaata at la ñu am bëriwul alors donc képp kuy wax ni wàcc bees nga aussi na nga xool sa engagement politique ban année la daté alors c'est la raison pour laquelle ñii di wax ni Bara 2000 la ñëw ci parti 2010 la ñëw ci parti parce que dégg nañ fi lu ne yàlla dogal na aussi bokk nañ am nañ chance ci ñi fal Aliou Sow conférence Kaolack bu 2006 n'est-ce pas alors donc bokk nañ ci ñi fal ñooñu àndaat ak parti bi di dox ak ñoom di liggéey suñu base nekk ay militants yu discipliné nag lan mooy militant bu discipliné soo amee responsable da ngay gëm ni am nga responsable ñu nekk yëmbal ga ñu dëkk nekk ci banlieue ba ñu dëkk di ànd ak suñuy mag di liggéey ñu ñuy tette ba bi yàlla dogalee ñu war a renouveler parti bi ñu poser suñu candidature battre campagne yàlla dimbali ñu aussi xale yi dans leur écrasante majorité fal ñu diriger loolu aussi liñ ci dégg yëpp bari na dégg nga que du dara lu dul benn genre complot boo xam ni def nañ ko mais bala may ñëw ci loolu dafa am ci sa biir wax da nga ma wax ni ma sa frère secrétaire général maître Wade am na ñu ko doon dissuader ci mu bañ a taxawal renouvellement yi jëm ci ndaw ñi ndax dañu ragaloon xaajoo am mais ndax ñooñu amuñu dëgg parce que xaajoo boobu am na ñi ngi dégg Kumba
Demba Gaye fële dégg Bara Gaye fële ndax ñooñu amuñu dëgg tey ci président Wade. amuñu dëgg. ba moom mu leen di woo ci palais di leen jubóole di wax defal lii defal lële. xam nga parti bu mag mooy doxee noonu. njëkkeewuma ko te duma ko mujjee. renouvellement fu amee rek ay enjeu moo taxaw bu enjeu amee nit ñu bëri danañu bëgg te bu ñu bëggee xëccoo te bu xëccoo amee rek problème am donc il est tout à fait normal que bu problème amee ki nga xamante ni moo ñu njabooti ñun ñëpp ñëw dugal ci li nga xam ni mooy participation mbir mi gën a mën a leer. alors donc njëkkeewuma ko te duma ko mujjee secrétaire national de l'UJTL li fi jaar yëpp ils ont été contestés par ñenn et cetera alors donc ñun aussi bu ñu ñëwee am ñoo xamante ni d'accorduñu ci paline bi wala yaakaar nañu ni am na neneen nu mu demee woon ba ñuy contester mais je pense que léegi lépp leer na ndax je l'ai dit à maintes reprises et je l'ai répété man Bara Gaye maay secrétaire national de l'UJTL bi gën a rafet paline man la ñu ñëw teg ay urne ut encre indélébile candidat yi fa nekkoon yëpp ñu wutal leen ay bulletins yoo xam ni photo bi sa photo moo ciy nekk ñu rang ñëw di wane li nga xamante ni mooy sunu carte d'identité wane li nga xamante ni mooy sunu carte PDS ñëw di jël bulletins yi di dugal ci enveloppe bi di voter bi ñu demee ba compter xob yi ku ne gis na li nga xamante ni moom laa bu ñu sukkandikoo ci li nga wax mooy pal gi nga xam ni li ñu gis ci acte yi ak yooyu mais la ca suuf te ñu wax ko te ki nga xam ni moom nga jàkkaar lool mu décrier ko mooy dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo la ngemb ci suuf tudd na ci ay tur wax na ko loolu avancé na ci donc pour bëgg a dellu siwaat ci beneen ponk xam naa ni boobu dinañ ci ñëwaat dafa am solo rek ñu présenter ki nga xam ni moom la ñuy recevoir Bara Gaye wax nga ni yaa ci gën a jekk paline waaye ci sa air ci la violence bi gën a takarnaase ci eeru Bara Gaye parce que ci la ñu gis discours boo xam ne discours violence la ci nga wax ni dañ ma bettoon dootuñu ma bett ci la ñu gis yu bari yoo xam ne ci violence ci sa air aussi lañ ko gis lan nga gisee loolu exactement. man gisewu ma noonu bu fekkente ni xalaat fàttaliku nga tuuti le 23 juin dafi am ñu ñëwoon regroupé wu opposition bi ni d'accordul ci votu ticket bi. ñun ñu ne d'accord nañ ci ñu bëgg ko woon def comme ni ñu ko daan defee ni ñu xamee woon Sénégal bëggoon a ñëw taxaw ni ñun d'accord nañ ci opposition bi ni d'accorduñ ci ñu bàyyi assemblée nationale mu def liggéeyam mais keroog gis nga ni mu demee ñun ñëw nañ pour def une manifestation pacifique yàlla dogal aussi opposition bi wut seeni jeunes wut seeni nervi di toj di taal gis nañu le 23 juin gis nañu le 27 juin leneen li nga xamante ni moo ci topp xañ na te ñu ma koy wax ni wéy ñoo fi théoriser la loi du talion te muy loo xamante ni aussi dañu koy assumer muy suñuy responsabilité ndaxte ñaar dafa am su fekkee nit dala pes ci lexu ndeyjoor bi nga bàyyi kook lexu càmmoñ bi xañ na ñàkk fayda mu ngi soog a dugg ñàkk fayda dugg na donc loolu moo taxoon sénégalais nag xamul ki fayu ki tooñ la xam mais œil pour œil dent pour dent mooy ku la ko dëbiñ nga rokkin ko sénégalais nag malheureusement du analyser li nga xamante ni mooy ki njëkk a jëf-jëf ji mais ki tontu rek la xam beneen mbir topp ci ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéey ak le frère secrétaire général national président de la république lépp loo xamante ni opposition bi jaral na leen ko ngir ñu taal réew mi ñun xale yi parti démocratique sénégalais jaral nañu ko ngir réew mi am jàmm ndax balaa nga naan naam ne fa. d'accord mais nag doon nañ xaar ci leneen ci yéen ñi nga xam ne yéen a incarné pouvoir bi doon nañ xaar ci yéen leneen waaye du ay débinante ak rokkinante c'est-à-dire xaaruñu woon ci yéen par exemple ngeen di xaar nit pes leen fii ngeen pes ko fële liñ doon xaar ci yéen mooy leneen loo xam ni moom moo fi dul indi fitna alors que lii sa discours bii ñu dégg nii discours la boo xam ni nekkul discours bu ñuy xaar ci ñi nga xam ni tey ñoom ñoo incarné état bi. alors mbir mi mënul demee noonu mais dafa fekk nag ni waaw jàmm boo ko bëggee na fekk acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a séq jàmm jooju ñoom ñëpp ñu bëgg ko ku ne xam na ni président de la république Maître Abdoulaye Wade du nekkul quelqu'un ku violent nekkul koo xamante ni ku bëgg ku ñàkk jàmm la ndax yàgg na ko wax du ma jaar ci ay néew ngir dem ci pouvoir bi ndax amoon na occasion à maintes reprises même su fekkente ni xale lañ taarixu parti bi jàng nañ ko amoon na occasion à maintes reprises ngir bu kakafoni amee ci dëkk bi mu mën a jaare ci loolu dem au pouvoir ku ne gis na li mu daj ci dëkk bi
c'est la raison pour laquelle bu ñu ñëwee lu ñu bëgg jàmm aussi ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi waroon roy ci li nga xamante ni moom mooy combat historique bi maître Abdoulaye Wade porté woon ba ñëw au pouvoir ñoom loolu la ñu waroon def malheureusement nous avons constaté que ñii defuñu ko lan moo gën a yellu. mais yaakaaruloo ni buñ ci royoon ci lay gën a pire. non. bu ñu royoon ci comportement opposant yaakaaruloo ni ci lay gën a pire. du gën a pire parce que maître Wade musul wax ni toj leen taal leen et cetera bien que amoon na benn jeunesse bu bouillonnante boo xamante ni mais contraire u maître différence u Abdoulaye Wade ak ñi nga xamante ni ñoo ngànk tey opposition bi xam nga mooy lan leur leadership. parce que Abdoulaye Wade nekkoon na un leader incontesté et incontournable dans le landerneau politique ba nga xamante ni bu taxawee ni bàyyi leen nit ñi bàyyi lu dëkk bi mosoon yëngu bu taxawee ni bàyyi leen nit ñi bàyyi. D'accord. mais nag fii dafa am un leadership éclaté kenn xamul kan mooy kan kenn maîtriser tul kenn donc mu mel ni rek benn sabar gu tas ñu bëgg a ñëw indi cacophonie ci dëkk bi. d'accord léegi noonu nga ko gisee mais boo ma waxee ni ma opposants yi ñoom ñoo nekk ñoo xam ne ñoom ñooy indi fitna mais discours am moom sa mentor président Wade discours ñoom ay tapet lañu moom moo leen ko wax moo ni ay tapet lañu nañu wàcc ma defante ko ak ñoom moo ni su ma ceree ku ko laal ma damm sa loxo wax yooyu nga xam ne yëpp yaa ngi koy dégg ci moom mais bu passé loolu bu ñu ko mënul méngale ak violence lan la ñuy mën a jàppee violence. loolu yëpp waxin la rek. loolu yëpp waxin mooy indi jëfin. non loolu yëpp waxin la rek. de toutes les façons. man Bara Gaye secrétaire national de l'UJTL. kenn musuma gis may doxantoo ngànnaay. Fada ba mu nekkee secrétaire national de l'UJTL wala Aliou Sow lañ set musuñu ko yor. kenn ci ñun amul autorisation de port d'arme nga xamante ni kon ñun dañuy privilégier débat d'idées bu ñu la mënul convaincre yow Papa Ngagne Ndiaye pour nga ñëw ci suñu parti mais du ñu utiliser violence du ñu utiliser force pour nga ñëw ci suñu parti et loolu yëpp bu ñu ko amee tey kan moo ñu ko jàngal président de la République moo ñu ko jàngal maître Abdoulaye Wade.